aouzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim mbokku téléspectateur Touba TV télévision bi lëkkale askan wi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen sargal di jiital nag ci nuyoo bi ziar bi ak sargal bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wérle ñaanal ko kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp fu waay mën a nekk rek ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi la fay fekk di la jox cër lu bëree bëri di leen ñaanal jàmm ju sax di ko sàkku ci yéen ñuy sant yàlla bu baax a baax di ko santati di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw suñu borom bi mu ñu mayaatee tal mayaat ñu fekkee ba ñu dellu siwaat fii ci studio Touba TV ànd ak yéen ci édition spéciale bi ñu jagleel lépp lu aju ci wàllu mbas mi di coronavirus di Covid 19 may am mbégte di ci ànd ak ki nga xamante ne mooy sama naataango Moussa Niang di ko nuyu bu baax di ko ziar waaye di nuyu tamit ki nga xamante ne tey ji moom la ñuy fas yéene àndal ci émission bi muy Moustapha Mbaye di porte-parole chargé de com Union nationale des foires itinérante du Sénégal tey nag moom la ñu fas yéene àndal ci li nga xamante ne nag moom moo di émission bi xanaa rek bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Moussa mu daal di nuyoo ak téléspectateurs yi Moussa nuyu naa la bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay fay bu baax a baax soxna rek di la ziyaara lu bëri ñu dellu ziar di nuyu kilifa kër gi sëñ Mouhamadou Mbacké yu fay di ko ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla taxawu dafa ko daytalu yéeneem ci réew mi di ñaanal Père Cheikh Sam directeur télévision bi sëñ Djibril Ndaw directeur des programmes ak sëñ Mbacké Mbodj responsable production Pape Cheikh Bey bu chef cadreur yi di nuyu waa personnel bi yëpp ak itam soxna Ndeye Ndiaye sa seex ak Mañang di leen di nuyu bu baax ci régie bi di nuyu suñu kilifa diine di ci jiital sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal itam kilifa aada yi doore ko ci jiitu réew mi itam yàlla na ko yàlla jàppale ba li mu yenoon ak ci biir réew mi ak itam taxaw li mu taxaw ngir xeex mbas mi mu mën fi jóge ak mboolem ñi nga xamante ñëpp ñoom la ko bokkal di ay collaborateurs am ci gouvernement bi rawatina itam ministère de la santé di itam ñaanal rek l'islam bi yëpp ak ñoom l'islam di julli ci gën gi mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu itam suñu mbokk mi fi teew suñu Moustapha Mbaye di ko ziyaara lu bëri itam di ñaan yàlla jubal waxtaan bi ba li ñu fiy jëlee daal doon loo xam ni njëriñ lay doon pour ñëpp. amiin kon foofu nañu yem ba ci kanam. jërëjëf Moussa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Moustapha Mbaye comme ni ma leen ko waxee muy porte-parole Union nationale des foires itinérantes du Sénégal dañ lay bàyyi rek yow itam nga nuyoo ak suñu téléspectateurs yi balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi. jërëjëf soxna Aram ginnaaw bi ñu leen sant di ñaan sëñ Mountakha sëñ Bassirou Mbacké mu yàgg ci loolu te wér ñuy nuyu auditeur ak auditrice su Touba TV di nuyu mbooloo mi nga xamante ni ñoom ñoo fi yebal muy Union nationale des foires itinérantes du Sénégal di nuyu personnelu Touba TV. di nuyu njiitu réew mi ñaanal ko yàlla li nga xamante ni moom la yenu yàlla woyofal ko. amiin waay ba tey ñu mën a génn ci mbas mi. amiin donc. jërëjëf Moustapha Mbaye jërëjëf Moussa Niang Moussa daawoo takk masque bi da nga ko doon teg nii rek de baaru sama toxu sëqët bi moo tax nga takk ko tey. non sëqët sax xam nga sëqët moom dafa ne lu naturel ci nit mais comme ni mu ko waxee rek. bu fekkee yaa ngi sëqët. nga boo yoree mouchoir nga taf ko ci boo ci paree nga sànni. gisoo mouchoir bi ñu teg nii voilà gis nga wala nga yor sa mouchoir bopp. wala nga def nii. parce que sëqët lu naturel la ci nit ci sóoli mais comme ni mu ko waxee dawante bi moo ko fi jarul nit ci sóoli wala sëqët nga daal di ko daw non comme si avant corona nit ñi di naan sëqët c'est vrai ak nit ci sóoli kon lu normal la dëgg la donc d'accord dinañ ci ñëwaat sax waaye nag di rafetlu nag bu baax a baax communication bi nga xamante ne tey docteur Khemesse ñëw na fi ndax nag def na ci loo xamante ne lu am solo la dinañ ci ñëwaat léegi
ci ñu jàngat ko waaye dañuy ñëwaat rek ci ab fàttali donc li nga xamante ne tey jii si bésu altine bi moom la ñu am ci ay nombre de cas donc ñu ñuy xamal ni def nañu lu toll ci 917 tests Moussa Niang dina ci ñëw ci wàllu ci wolof bi faram-fàcce ko 917 tests 177 positifs 169 cas contacts suivis 8 cas communautaires 1 Liberté 3 1 Mbao 1 Pikine 3 Tamba 2 Touba 65 guéris 8 cas graves donc sur 1886 cas 715 sont guéris 19 décès 1 évacué donc bi ñu évacué woon sax ñu wax ne que finalement dafa décédé jamono ji y a 1151 qui sont sous traitement alors xam naa balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi Moussa daf ñu koy faram-fàcceel rek ci wolof bu ko defee ñu daal di continuer. jërëjëf ret ni nga ko waxee kon ci altine gi fukki fan ak benn ci weeru mai 2020 ci juróom ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñu jot a xool doomu jàngoro ji téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci am doomi jàngoro ji téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñooy contact suivi xamee nañu leen di leen topp ci ministère de la santé juróom-ñett ñoo di ñi am mbas mi te xamuñu fu ñu ko jëlee ku leen ko wàll nee nañu nag Liberté 3 am na fa benn bu fa soxee ko Mbao kenn Touba Tambacounda am na fa ñett Touba am na fa ñaar Pikine benn kon itam am na juróom-benn fukk ak juróom ñoo xamante ni daanaka wér nañu ba dellu seen kër juróom-ñetti cas ñoo xamante ni fi mu toll ni ñu ngi leen di wàllu daal ca l'hôpital yëpp Fann am na fa ñett si hôpital régional Ziguinchor benn ak hôpital principal ñeent kon ñaan rek ñooñu fi mu toll itam yàlla na leen yàlla wàllu nee nañu itam booba ak léegi ba jàngoro ji feeñee ñaari fan ci weeru mars junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ñoo am doomu jàngoro ji juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeent ñoom ñoo ci wér fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci faatu kon nag fi mu toll nii junni téeméer ak juróom fukk ak benn ñoom ñoo ci fi mu toll nekk ci kër docteur ñu leen di faj kon loolu moo di li nga xamante ni moom moo di bilan wu bisu altine bi. d'accord jërëjëf Moussa yaakaar naa ne loolu leer na donc dañuy ñëw ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Moustapha Mbaye comme ni ñu ko waxee depuis le 2 mars ak léegi gis nañu ne que feebar bi mi ngi gën di law ci Sénégal daanaka sax am na gox yoo xamante ne dañ doon wax ne que amaguñu donc commencé nañ di am ay benn cas donc mu nekk loo xamante ne lu doy waar la kon feebar bi comme ni ko docteur Xemes waxee mi ngi commencé di gën di law donc yaakaar naa ne yéen ñi nga xamante ne yéen a bokk ci union nationale bi yéen ban taxawaay ngeen ci am par rapport à la sensibilisation. waaw jërëjëf soxna Aram waaw ñun taxawaay bi ci am mooy tey d'abord dañuy rafetlu communication docteur. vraiment Xemes waaw. parce que lii la ñu soxla Sénégal lii la soxla maanaam ñuy wax nit ñi réellement ce qui se passe parce que communication bi defe naa bu ñu ko tegee ci yoon jaar ko ci yoon wax nit ñi li nga xamante ni moom moo fi nekk ku nekk da nga war a mën a jël say matuwaay parce que foofu la ñu toll le Covid-19 ça existe mu ngi fi donc ñun du côté de l'union nationale des foires itinérantes du Sénégal dañuy wax suñu membre yépp ak ku mu mënti doon ak ku la mënti jege nga respecter les gestes barrières gaa metti na mais li nga xamante ni moom mooy tax nit ñi mucc ci mooy nga takk masque di raxas sa loxo di dandante comme ni ko docteur Xemes waxee ni ñuy mbasante di jël distance réglementaire bi nga xamante ni moom la feebar bi laaj xam ni réellement mu ngi fi pour mën a muccal sa njaboot muccal waa Sénégal defe naa ñëpp bu ñu defee wennul say àndandoo ci li nga xamante ni mooy geste barrière yi defe naa daan corona dana yomb mais nit ñi bu naan am na wala amul existe na wala existe wu nañu bàyyi yooyu parce que amul njariñ du defal lu dul lawal feebar donc ñun ñëpp nañu àndandoo encore la main dans la main tout le Sénégal ñëpp ñu ànd pour xeex Covid-19 en respectant les gestes barrières. d'accord alors Moussa donc xam naa dina laaj boobu sax moom dina ci ñëwaat donc comme ni ma ko waxee sànq depuis le 2 mars feebar bi mi ngi gën di law donc parfois wax na ko sànq ni ba tey jii fii ñuy wax ak yow am na ñoo xamante ne ba tey jii gëmuñu ni que feebar bi am na donc am na yoo xamante ne peut-être duñu
ñu ci dellu si waat mais tey à travers les réseaux sociaux wala askan wi li ñuy wax à chaque fois yaa ngi dégg ñoo xamante ne ñi ngi wax ne que feebar bi amul dugg na fii génn fii comme ni nga ko waxee ñu jàpp ne feebar bi feebar bu am la donc li ñu war a def rek mooy góorgóorlu xool nan la ñu koy daanee mais man ci si sama xalaat bu gàtt dama yaakaar ne parfois tamit je ne sais pas ndax problème de communication moom moo ci am wala parce que man gis naa ñoo xamante ne comme ni ma ko waxee tout à fait au début gëmoon nañ ni que feebar bi am na ñu dem ba dernier moment ñu ne non feebar bi existé tout dugg na fii génn na fii kon tey qu'est-ce qu'on doit faire parce que bu fekkee ne ñun ñëpp dañu war a booloo parce que feebar la boo xamante ne tey jii su fekkee dañu nekk ci mbooloo Moussa yow nga takk masque man takkuma sama invité Moustapha takkul ça n'a pas de sens su fekkee yow Moussa yaa ngi respecté geste barrière yi alors que Aram respecté wu ko ça n'a pas de sens et que ñu wax ne que ñun ñëpp dañu war a booloo pour daan corona bi kon ñooñu ban communication lañ war a jaar ak ñoom du doon loo xam ne aussi day yomb. xam nga aussi ret àdduna dafa am nu ko suñu borom tëralee. ni ngay gisee tànk loxo nopp bakkan baat bëtu gémmiñ doomu aadama tey su fekkonte ni tànk bi dafa bëgg jël place bopp du sotti. dëgg la cër bu nekk dafa am lu muy joué ci doomu aadama. organes yi dañoo am nañu toppalante. yàlla suñu borom noonu la tëggee àdduna. ñii ñoom ñoo jiitu ñii ñoo ci topp. ñi nga xamante ni ñoom ñooy ministère de la santé ñoom ñoo jiitu ci mbir mi ñoom ñoo lu ko gën a xam ñoom ñoo ci liggéey ñoom ñooy orienté ñoom lay nit ñi di topp. même le président de la République en fait décision yi mu jël yëpp concernant état d'urgence bi couvre-feu bi loi d'habilitation c'est parce que waa santé la déglu ñu ne ko defal lii ak lii ak lii ak lii xam nga kon moom itam ñooñu lay déglu ñëpp ci àdduna bi aussi dañoo tënk ci OMS loolu la yàlla dogal organisation mondiale de la santé réew mi daf ci bokk dañ leen di déglu aussi comme ni mu ko waxee léegi ni réew mi amul sañ-sañu tey jël benn produit même bu jógee Madagascar d'accord même su fekkee ni fii ñun am nañ ko mais mënuñu tëb rek président daal di ko jël rek daal di ko exploiter il faut mu jébbal ko waa ministère de la santé ñu xool ko saytu ko ba gis ni baax na mën nañ ko encadrer door ko jox nit ñi loolu itam il faut nit ñi tënk ko foofu kenn ñëwul fi rek defe naa moom sa bopp dafa am foo lu la tënk comme ñun ministère de la santé moo ñu tënk alors nañ ko xool foofu rek nañ jël suñuy gët teg ko foofu luñ ne defal lii nga def yow de toute façon amul dara am na amul ak pexe yi ci nekk pexe wala amul pexe lu ci mën doon l'essentiel yow soo jëlee say gët teg ko foofu doo juum dëgg la doo juum xam nga déjà produit bii ñu la wax nii la Interpol police internationale bi teg nañ ci loxo ne am na ñoo xam ñi ngi profité ci benn produit naan la di ko jéem a jaay ci kër yi et cetera non te ñoom waxuñu ko xam nga ñoom ministère de la santé waxuñu ko tey boom bu taxawoon ne léegi à partir de maintenant am na benn produit boo xam ne nangam ak nangam mais ñi koy jaay dinañu am ay badge yu ñuy sol dinañu fexe ba dinañ ko protéger su boobaa waaw dana jaar fi mu war a jaar mais su fekkee ni dafa am ñeneen ñuy jaar feneen di ci def ay tappale di mbubboo ministère de la santé su ni mu taxawee joxoñ leen baaraam kooku itam dana tax nit ñi bañ a def automédication maanaam yow nga bañ a jàpp ni yow yaa war a fajal sa bopp dem di jéem a faj sa bopp lu tax boo feebaree ngay dem kër docteur pour que mu ne la kat jàngoro bii lii moo koy faj jëlal lii ak lii ak lii ak lii mais doomu aadama dafa xaw dëgër bopp jàpp naa ni nii ñu ko commencé au départ bi feebar bi feeñee ministère de la santé di joxe orientation yi bis bu jot ñu génnee wax fii nañ toll def leen lii def leen laa def leen lee mais yow toppal loolu rek mais xam boo toppee loolu wax dëgg yàlla doo sonn d'accord toppal lii toppal la boo xoolee boobu ba léegi nii moom sànq docteur Xames mi ngi koy wax mais dañ ci gis benn bàyyi ndiko léegi bàyyi ndiko boobu noonu tey jii ça pose problème parce que moom ci boppam wax na ko tey sénégalais yu bari tey jii nii am na loo xamante ne dañ ci doon jël ay matuwaay mais defatuñ ko parce que dañoo jàpp ne léegi nii parce que je ne sais pas am na ñu bëri ñoo xam ne ni ñu ci doon rayee seen bopp léegi rayatuñ ci seen bopp léegi nag loolu dafay gën a lawal li nga xamante ne moom mooy feebar bi waaw mais xam nga comme je le dis souvent dama koy wax des fois que ni y avait une mauvaise gestion de la pandémie sur le plan communication tey ni mu waxee nii bu fekkoon ni nii lañ doon waxee dès le départ
nit ñi dinañ gën a mën a xam. non nit ñi dinañ tegal foofu balaa nga eggale xam nga lu tax c'est-à-dire que man dama ne tey jii ban changement ngeen ci gis. parce que tey peut-être que dafa am leneen lu ci rajouté wu. peut-être mu bëggoon ñëw ci wàllu garab bu artémisia bi jógee Tchad ak yooyu mu rajouté ko si. mais man je trouve que li mu daan wax. ci nombre de cas yi moom la wax. ñi positif moom la wax. ñi kii noonu la wax. donc peut-être daf ci rajouter loo xamante ne dafa bees. donc je me dis que peut-être ni mu daan ku xamoon docteur Khemes bu daan ñëw. peut-être da doon ñëw ak peut-être benn teeyaay bi ak tout tey peut-être dafa ñëw ak benn mer et tout mais bon sinon sénégalais yi tamit benn instant parfois kenn du leen comprendre quoi. voilà. waaw parce que ni nga waxee noonu. parce que ñoom dafa mel ni malgré effort yi ñuy def yépp. sénégalais yi. dégluñu leen voilà. vraiment li nga xamante ni. moom moo war a tax feebar bi dellu ginnaaw. donc man jàngat boobu moom laa ci am. d'accord maanaam man dañoo mel ni comme si ñoom seen liggéey daal. ñu ngi def ba sonn mais Sénégal dañu dëgër bopp topp ñu leen. voilà c'est tout man foofu jàngat boobu moom laa ci am. d'accord donc tey li may wax rek mooy booy defar di wax ak sa askan doo sonn doo tay. dëgg la. surtout ci lu mel ni feebar boo xamante ni kenn xamul fu mu jógee amaguñu garab bu koy faj. mu ngi continuer di def ay ravage donc loolu boo ciy liggéey doo sonn doo tay beneen bi damay attirer attention tuuti ci communication bi mu def ci sambabo yi nga xamante ne ñu ngi rax ci biir pandémie bi ni mu defee communication bi dafa gàtt nañ ko yokk parce que c'est du sérieux ay doomu aadama yu wër di faj yeneen samba boy yoo xamante ne ñii maanaam ñi naan ñii raas ak xawma ñii waa duñu benn voilà donc nañu yokk communication bi ci côté boobu parce que tey loolu danger populaire la donc nañu leen démasquer wut ay nit ñoo xamante ni ñooy saytu et puis ñu ñaax population yi que ni kenn kuñ ci gis mu dugg ci kër jàmbur sans pour autant mu présenter li nga xamante ni moom mooy badge wala loo xamante ni mandarga buy wone ni dafa jóge ci ministère de la santé ñu teel ko dénoncer teel ko alerte teel a alerter ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a alerter pour que loolu bañ a law ci Sénégal mais sëñ Moussa gis nga même loolu su amee ku ñëw sa kër mu ni moom agent santé la su ko nekk sax mu ne ministère de la santé la mu génne benn badge wan la ne dafa am ay produits bu ñu la war a jox bu ñu la war a et cetera man su dee man toujours parce que nit ñi il faut ñuy ñaaw njortu am na numéro bu ñu joxe nga woote ci d'abord damay woote ci numéro bi ma ne am na tel ku fi ñëw nee na lii ak lii su jaaree foofu su fekkee ni kooku gëm na ni foofu la jógee dina taxaw day taxaw mais su fekkee ni xaaral ma commencé woote mu daal ne non maa ngi ñëw dafa am ku ma woo léegi nga xam ne pexe la woon seede yàlla parce que nit ñi aussi lu nekk lu taxaw bëgg nañ ci profito ba def ci ay pexe pour jéng xawutum xaalis xool mënuma comprendre fii réew mi toll fii Sénégal toll ñi ngi song benn loo xamante ni ab mbas la ñëpp a ngi déglu ministère ci fi ñu war a jaar ay nit di ci profito pour seen poste di defar ay garab c'est pas normal mais nag nit ñi aussi il faut ñu jël seen responsabilité nit ñi itam war ñu naïf adduna boo ci nekkee waroo am maanaam koo xam ni ngelaw gi day li ñëw rek yóbbu la da nga war a ibbi sa xel bi waaw maanaam waroo am noppu ngelaw koo xam ni lu ñëw yóbbu la lu ñëw yóbbu la da nga war a doon koo xam ni da ngay dëgër dégg nga doon nit koo xam ni gaawuloo gëm nit doon nit koo xam ni aussi di nga jafe ba ñu xam ne daal jafe nga waaye boo yombee lu ñëw yóbbu la bien sûr te Sénégal lu ñun loolu mooy suñu problème loolu mooy suñu problème ni ma ko waxee woon au départ foofu la noonu laa koy waxaatee ministère de la santé ñoom ñoo fi nekk naan la defal nii mais nit ku nekk kay xanaa soo feebaree kan ngay dem seeti docteur yóbbu leen ma ci docteur bi sama doom jàppale leen yóbbu leen ma ci docteur bi soo demee ci docteur bi su la nee toogal da ngay toog soo fa fekkee ñenn da ngay toog xaar mu consulter après mu woo la su la woowee consulter la lu mu la wax loolu ngay def amul ne non man sama yaram du feeñ nag non da ngay summeeku mu consulter la
après mu prescrire la garab ne la kat lii ak lii ak lii ak lii toppal fii demal fii nangam garab yooyu soo demee pharmacie bu ñu la ko jaayee dañ la naan jëlee ko nii ak nii ak nii mais foofu nga gis benn waaye bu jógee fee ne bon ni mu la ko waxee nii mais mën nga tëb waxtu bii parce que boo ko boolee te docteur bi sant la loolu nga daal di indi sa problème donc bu ñu jafee bu ñu diisal suñu àdduna ñoom la yàlla jiital ci lii ñoom ñooy wax ñu leen di dégg nit ñi di leen di dégg di awale di def li ñu war a def mais doo ci tooñ sa bopp doo ci tooñ keneen te doo tooñ sa borom man loolu laa gëm man de wax dëgg yàlla man loolu laa gëm man loolu ku nekk waaw mais sëqët mi sëqët c'est naturel lu naturel la ci nit lu war a lu naturel mais comme ni mu daan amee bu njëkk nga xam ni que danaa jékki-jékki rek nga tafu sa wet jékki-jékki rek sëqët la sànni la ay tufli baaxul loolu moo daan am te nit ñi daawuñu respecté loolu même bu lu woon corona sax dafa jaaduwul dëgg la waaw mais bon même bu dul woon corona. sax dafa jaaduwul dañ doon continuer. l'islam dafa digle booy ci sooli wala kii nga def nii. nga def sa loxo waaw c'est vrai. alors loolu tamit am na solo aussi pour wax ko parce que même bu dul corona xam nga soj. nit yaa ngi continuer di soj. mais aujourd'hui ce qui est grave mooy ne que dem nañu ba nga xamante ne tey jii suñu hôpitaux yi dañu vide. donc suñu hôpitaux yi dañu vide tey hôpital boo dugg boo xamante ne dañ ko xamoon ci feesal ay doomu aadama tey jii boo xoolee kenn duggatu fa dañuy commencer di daw hôpitaux yi loolu tamit je pense que monsieur Mbaye y a problème fi nga xamante ne kon ça veut dire que nit yi ñu ngi feebar mais ñu ngi ragal dem hôpital parce que des fois ci seen biir wax da ngay dégg koo xamante ne sax dalay wax ne dama sëxët dama yaram dafa tàng mais du ma dem hôpital parce que su ma demee hôpital tam ñu ne ma dama corona donc tu préfères rester chez toi automédication bi nga xamante ne moom la Moussa Niang di wax mooy ñëw c'est-à-dire que yow sa biir kër ngay toog di jéem a jël say remèdes yoo xamante ne da ngay jéem a faj sa bopp loolu tamit mën nañu jural yeneen problème waaw xam nga ce sont les conséquences de la li ma waxoon sànq rek de la mauvaise communication parce que tey booy xool nit ñi dematuñu hôpital la kenn dematu te nit ñaa ngi feebar du Covid 19 rek moom mooy feebar diabète a ngi fi tension ngi fi leneen ak leneen a ngi fi mais nit ñi ñemewuñoo dem ci kër docteur yi li tax nanguwuñoo dem ci kër docteur yi mooy boo fa demee par exemple mën nga dox ci naaj sax ñëw sa température yeeg ñu dóor la ni la tey affaire bi sa waaye nga am 40 wala 50 degré ñu téye la ni la am nga Covid 19 mais loolu aussi am na risque yoo xamante ni maanaam diaboliser nañu feebar bi dañ ko diaboliser te feebar bi man je pense que ni feebar la comme toutes les maladies et dans toutes sortes de maladies il faut nga jël matuwaay yi nga xamante ni moom nga war a jël pour mu bañ a propager wu mais cela ne veut pas dire que ni tey yow man ak yow dañuy toog rek ma sëqat rek nga daal di daw c'est vrai ah dëgg la de ma sëqat tit maa ngi am benn information bu ma am semaine passée benn femme boo xamante ni dafa am piqué crise ci bus mais bi mu piqué crise mais waa bis bi dañoo taxaw ñëpp dañoo daw wàcc ko nit yi dañoo tiit ñëpp dañoo daw wàcc ko ci bus bi ne dafa corona ni dafa ni Covid 19 la. kenn dimbaleetul kenn nangu ko assister. ndeysaan personne. alors que moom crise bi muy def warul durer plus de 5 minutes. te assister wuñ ko wala ñu defal ko ay gestes réanimation mais ndax soos dafa mujj ñàkk bakkanam. et c'est grave parce que tey foofu la ñu yóbbu communication feebar. et puis leneen loo xamante ne sax li fi ñu yóbbu communication feebar bi dafa gën a garaaw. gis nga tey jii nii boo xoolee même dans les maisons yi nga xamante ne dañu wax ne que nit yi dañu am Covid 19. xam nga tu peux voir une maison boo xamante ne ñii dañuy am corona. mais ñeneen ñi amuñu ñu yóbbu leen quarantaine. mais da ngay gis ne que kër googu dañuy commencer di leen stigmatiser di naan kër gi moo am corona kër nangam kër sàngam. waa kër gi dañoo corona. adduna bi tam il faut que nit itam ñu def la part des choses. du ñëpp ci biir kër peut-être ñëpp ñoo corona mais ñi corona la ñuy jël yóbbu leen ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ak ñoom ñu testé leen ñoom ñu gis que ñoom dañoo négatif mais dans cette même maison il y a des gens yu am feebar dañ leen di quarantaine teg leen en attendant bàyyi na leen benn 14 jours ñu xool ndax virus bi peut-être dina génn dina réagir mais dañuy boole maasanoo nduun gi naan kër diw dañu corona kër diw dañu corona kër diw dañu corona communication boobu tamit Sénégal il faut ñu bàyyi ko parce que ñun tamit xameewu ñu noonu commencé di la daw ñi commencé naan xaaral li xaaral la c'est vrai que nag doo fekk nag ku ñu leen nag wax dëgg yàlla dafa am corona nga ne xaaral ma dem ñuuxu ko mais on le fait pas certes mais niñ leen di dawee niñ leen di stigmatiser et puis après corona bi aussi dafa jar a xalaat parce que kër gi nga xamante ne dafa amoon Covid 19
tey jii même bu ñu tanee di nga gis benn aram boo xamante ne bu subaa du fa jaar wala bu fa duggee dina ne yii waa kër gi ñu corona woon waa kër gi ñu corona woon te alors que am na peut-être kër googu koo xamante ne wala yow sa biir kër am na keneen koo xam ne am na feebar bu gën a garaaw corona te pourtant peut-être mi ngi foofu noonu mais soxna si loolu sax am na lu ko gën a grave tey ku faatu ci koñ lu ñu wax ñu ni Covid moo ko rek. léegi ku faatu ñu ne Covid la rek. balaa say mbokk di la faj ñu woo police wala sapeur ñu ñëw ni dañuy def autopsie jël la yóbbu sa corps defi autopsie mais c'est devenu grave. c'est vrai dëgg la. donc fan lañu Covid bi jëmee. et puis ñun sax en personne boo déggee ne diw dafa gaañu ñun ñëpp la nga yow lan la lu ko dal mbaa corona bi la wala du corona bi. parce que da ngay poser la question corona la c'est devenu grave. tey booy xool les conséquences du Covid booy xool hôpitaux yi ku daan am 600 patients tey amatoo 100 amatoo 30 donc doy na waar donc tey nañu revenir sur terre. xam ne lii mbas la boo xamante ne yàlla moom moo ko fi wàcce ala kuli alin képp koo xamante ni war nga ci mucc di nga ci mucc ku ci war a des aussi di nga ci des dëgg la mais néanmoins yàlla bay sa tool dëgg la ñépp nañu jël seen matuwaay ñépp nañu jël seen matuwaay nañuy raxasoo gel di takk masque di jël distance réglementaire comme plateau bi xool ni mu demee ni ma sore ak yow man ëpp na 1 mètre kële tamit la même chose donc les gestes barrières na ko nit ñi respecté man de en tout cas damay ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci union nationale des foires itinérantes du Sénégal nga xam ne ñooy suñu waa kër que ni gars yi métti na mais da ngeen di toog seeni kër ngeen respecter les gestes barrières parce que après Covid bi dafa am dëgg la d'accord Moussa waaw non fii Moustapha daanale am na solo trop communication bi mu wax effectivement ci wàllu santé bi am na parce que kooku nekkoon ci oto bi crise ba pare kenn assisté wu ko je crois que ministère war nañ def communication foofu aussi ci kaw ñi nga xam dañoo am feebar aussi am lu ñu yëg ci seen yaram ñu jege structure hospitalière yi parce que itam même bu dul corona nit yàlla du ko bindee noo xam ni des fois nga jagadi soo gisee ni yoo xam ni mën nga ko jël bopp muy metti mu tane yu demee noonu wala biir bu metti mu tane mais soo gisee sa xët buy insister mu xaw a voilà demal seeti ko su fekkee da nga gis yaram buy metti ci mu am ci cër buy metti boo xam ni xamoo lu mu doon te commencé la sonal demal seetlu ko kër docteur voilà donc loolu lépp nag dafa nekk loo xam ni ci nit la kon jàpp naa ni Moussa duñu dem hôpital mënul taxaw xam nga loolu yaa ngi koy wax ki nga xamante ne nga koy wax moom jàpp na ne feebar bi feebar la comme yeneen feebar yi mais bari na tey laa la wax ñu yëg loolu ci seen yaram te duñ dem ko docteur léegi nag mooy li ma la wax dañuy jàpp ne suñ demee ñu ne leen dañ corona donc duñ dem xam nga nag loolu mooy problème bi xam nga nag itam ret nag xam nga nag moom nit parce que loolu moom am moom fi am Sénégal c'est ça de il faut ñu wax ko non c'est parce que situation dëgg non c'est parce que man ñaata nit nga fi gis ñu feebar kooku moom te duñ xam ne buntu hôpital parce que situation bi fi mu toll xalaatuñ ko li ñu naan l'heure est grave l'heure est plus que grave l'heure est grave foofu la ñu toll tey da ngay gis sax malade bu jógee ci kër nga génn taxaw ci tali bi di wut taxi bu ko yóbbu hôpital taxi maa ne duñ la jël yooyu yëpp dafa am mais yooyu yëpp dafa am parce que maintenant da nga corona ce qui s'est passé l'autre jour à ñaari tali maire bi feebar waa këram génn amee tension waa këram génn di wut taxi man bu ñu arrêté nga bañ ndeysaan xoolal loolu tamit dañu mujj woo sapeur moom ko ñëw jël si et sapeur bi mu ñëwee jël si ko c'est plus grave parce que dañu dafa am corona comme sapeur ñëw na jël si corona donc c'est devenu l'heure est grave waaw xam nga il faut nit ñi itam il faut ñu gëm yàlla foofu affaire loolu aussi travail boobu foog nit ñi parce que xam nga yaa ngi leen di dégg ñuy wax cas communautaire mais cas communautaire koo xam nee na dañ ko wàll xamul ko wàll loolu kay tekki na ni mbir mi moom léegi jàppal ni yow moom kaa nga ku nekk war ngaa mën a jàpp ni yow cas contact c'est vrai mais bon foofu daal dama bëgg nga teg foofu sa baaraam waaw ci cas communautaire yooyu ngay wax am na ay spécialistes yu génn ni cas communautaire dafa baax ci feebar waaw dégg naa ko kon ministère de la santé war na génn aussi mu leeral loolu waaw parce que man déglu naa ko ki ko wax ci benn télévision ñu invité ko mu ne loolu dafa baax parce que ki ko wax ci ñoom la bokk ci moom la bokk ci corps médical la bokk suñu nee cas communautaire te bu ñuy def point de presse nit ñëpp seen xel ci cas communautaire lay nekk ndax yokku na wala yokku na wala yokkul
am ku génn ni cas communautaire dafa baax dañu war a bàyyi gars yi. ñu dund ak feebar ñu dund ak feebar bi génn ndax seen yaram yi am ay anticorps yoo xamante ni dina mën a xeex ak jàngoro bi. défendre leen donc loolu je pense que ni côté boobu aussi ministère de la santé war na. si mais côté boobu côté boobu. baax na parce que moom bi mu ko waxee. tax na ñu bëri ñu tiitoon. tiitatuñu wàcc xam nag ni léegi dañoo war a dund. ñu tiitatuñu mais. ak feebar bi bàyyi nañu lu bari luñ doon def. waaw li mu doon wax léegi. parce que ñu gis nga ci ñoo xamante ne dañ naan la diw nee na cas communautaire du dara léegi commencé nañ xoolal stress bi ñu amoon wàcc na léegi ñu ngi dem ci marché yi di tambaambalu di dankali ko di def lu leen neex. non foofu mooy problème bi. mais c'est ça. et plus que ça jandeer la fa xew un cas communautaire un cas malade. gars yi dem di ko jël si waa dëkk ba génn du kenn du fi jëlee malade mais yooyu aussi c'est des pratiques yoo xam ne Sénégalais war nañ. kenn du fi jëlee malade ndax kenn du fi jëlee malade. kooku lan la amoon waa jandeer pour dëkk bépp a génn mobiliser wu il a fallu ñu mobiliser gendarmerie. ak si waaw pour ñu ñëw dañ doon jaamaarloo ak dañ doon jaamaarloo ak takk der yi waaw. loolu aussi teguñu ko fenn. ce qui veut dire que ni tey aujourd'hui Sénégal booy xool 50% wala 60% de la population gëmuñu ne feebar bi am na. wala feebar bi existe na. alors que ça existe bel et bien li tax ñu tëj ay jàkk. France ñu confiné Italie confiné feneen confiné mais vraiment nañu xam ne feebar bi. wala ñu gëm ko bare soofantal ko. voilà soofantal bi. ci kaw nga ni lii moom du dara man mën naa génn sa masque. wala mën naa nuyu nit non. loolu itam loolu c'est un loolu responsabilité individuelle la quoi. loolu moom. dëgg la kenn ku nekk moom yow yaa xool sa digganteeg sa yàlla. sa digganteeg yàlla nga xool. parce que itam li la yàlla sant. jamono ju nekk da nga ko war a xam lan la suñ borom sant ci par rapport ak lii nag nga war a doxalee. nee nañ la moytul lii moytul lële nga moytu loolu. wax dëgg yàlla jafewul. dëgg la masque dafa posé woon problème. léegi fexe nañu ba nga xam ne léegi ñi ñaa ngi ñaw ay masque di ko sol jeex na raxasal say loxo ba mu set jël leen distance comme li nga wax nii kuy suqat wala nga kii jël def ko ci Moussa mais lii di vraiment jafewul ku feebar da nga ko war a assister léegi Moussa man li ma bëgg a xam mooy man de bu ma génnoon ci benn bi dox boobu yaa gis koo xamante ni da nga daanu dama lay assister mais li ci yow nag du ci keneen xam nga man bu dee sama genre gi mën naa non assistance de personne en danger man de xam naa ne en tout cas lenn aussi borom kër yi aussi am nañ ci part de responsabilité. ci ban fànn. parce que man tey liggéeyuma parce que dañ ma confiné depuis le 14 mars man ak samay naataango. mais tey sama biir kër bu ma fa toogee. kuy génn di dem. balaa ngaa génn naa vérifier ba xam takk très bien soo dellu see boo ñëwee booy taxaw ci buntu. très bien demal nga raxas wala utiliser le c'est ça. très bien. bu ko defee. ñëpp dañ ciy bàyyi xel. très bien même sama doom bu ndaw bi. nga xamante ni day génn dem ñëw saa bu ñëwee. wax ni ak am solo. saa bu ñëwee man ko. réflexe lay doon mun naa ko demal nga raxasu nga. très bien demal nga raxasu. c'est ça. Fallou mun naa man ko va te laver. mais da ngay gis punkal maam yàlla gu génn dem tambaambalu bu ñëwee moom sax du raxasu sax. mais yooyu je pense que ni c'est des choses yoo xamante ni borom kër yëpp dañ ci war a veiller. très bien. parce que loolu. sàmm sa bopp la sàmm sa njaboot. c'est ça. et je pense que ni defe naa foofu la faire. mais li nga wax nii dafa am solo bu baax a baax et je pense que famille yi comme li nga ko waxee nañ ci bàyyi xel. loolu buñ ko defee dinañu xeex li nga xamante ne mooy feebar bi. yaa ngi confiné nekk ci sa biir kër Moussa yaag sa njaboot. tey jii am na ñoo xam ne sax dañuy fàtte. am na ñoo xamante ne dañuy génn par exemple fàtte seen masque mais nag leen di kaay takkal sa masque. parce que tey jii su génnee ci mbedd bi bu ko indee da la koy indil bu indee ñu tasaare ko ci kër gi donc yow yaa ko war a wax takkal sa masque bu ñëwee nga xool ko comme li nga wax est-ce que raxasu nga sa doom mi nga ne yéen a ngi raxasu yéen a ngi nàngam bu ñëpp da ngay gis que dans une famille bu ko ñëpp di def dafay am solo mais su fekkee Moussa yow da nga nekk ci kër yow Moussa yaa ngi def loolu keneen defu ko donc tey jii nii dafay gën a compliqué. xam nga ren lii nii corona bi xam nga daf ñu jàngal aussi que discipline bi ñu war a mën a am ci suñu yaram. c'est ça. sa yaram yow. yaa ko war a jëkk a respecté. bëgg ko respecté sa yaram. toppatoo sa yaram. bañ a bàyyeeku. sa yaram bii nga xam ni moom la yàlla jox. mais da nga ko war toppatoo. ci anam yu bëri. seet ci biir moo xam feebar am wala feebar amul wala épidémie amul. da nga war a tout le temps. nekk koo xamante ni waroo bàyyeeku.
ci di tufli fu la neex ci di sëqat nu la neexee ci di sol ay yére yu tilim ci di maanaam doo borosu doo defaru yii gis nga doo sangu doo kii dugg jëfandikoo ndox kese doo jël saabu cet hygiène de vie gis nga lii mooy nit soo demee ba doon koo xam ni yow toppatootoo affaire u cet da ngay mel ni mala rek te boobaa nag yaay danger bi parce que da ngay doog nekk doon nit koo xam ni kon moom yaa ngi dund ak nit ñi waaye microbe nga. c'est vrai ba fees dell. waaw parce que foofu damay attirer sa attention ci benn point. bi Covid bi amul da ngay gis un mécanicien wala un menuisier boo xam ne dafay dem liggéey bu jógee buy wàcc yëre ya mu liggéeyee ba ngoon jot moom lay demee sport. xoolal ma loolu rek wala mu demee ko juma loolu fan la tege alors que booy def sport da nga war a set d'abord door a dem def sport. c'est vrai dëgg la hygiène bi. loolu mooy yoon donc hygiène de vie bi. hygiène dafa manqué au Sénégal. dafa manqué. te loolu. war nañ ci mën a gën a veewaat war ci gën a mën a ñaax population yi. pour que hygiène de vie. nit ñi gën ko. non hygiène de vie. parce d'accord Moussa dafa am leneen loo xamante ne gis naa ko aussi muy genre bërigo yi may gis ci mbedd yi ñu koy teg. def ci ndox ak xawma eau de javel teg fa seen paan xale yi dañuy parce que xale bi nga xamante ne da nga ko bàyyi foofu ibbi mag bi moom day ñëw ibbi bërigo bi raxasu nii ba set mais am na xale yoo xamante ne ci biir paan bi nga xamante ne moom la ñu raxasu xale yi foofu la ñuy demal encore di raxasu te ñu ngi ko teg ci koñ yi. nga xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ni. ñu ngi ko teg ci koñ yi de nee nañ xale yi dañu sàmm dañu war a aar xale yi xamul dara. non xale yi itam dañu nekk ci réew moo xam ni xale yi dañ leen bàyyi ci mbedd mi aussi. xale yi nga xam ni dañ leen bàyyi ci mbedd mi man de jamono ji xale bu ma gis muy tambambaru damay naan ana say waajur. am na xale fan parce que lañ ne ci àdduna bi. voilà parce que état bi programme bi mu wax ci nañu jël xale yi génne xale yi ci mbedd du ma tudd taalibe du ma tudd teet dara pour bañ ñeneen ñi jàppee ko leneen. ne da ngay xeex daara fekk du loolu. mais xale yi nekk ci mbedd mi aussi. suba ba ngoon yori tànk neen. doxi tànk neen. sol ay yëre yu tilim. billaay wallaay billaay. su ngelawee ñu ngi ci mbedd mi bu tàngee ñu ngi ci mbedd mi bu nawetee jot ñu ngi ci mbedd mi loolu itam du l'islam. ñooñu ci danger nag ñu nekk tout le temps. bien sûr. épidémie bu ñëwee dellu si su épidémie bu mel nii xewee ñoom ñooy gën a yow di nga dugg sa biir kër mi ñoom ñoo gën a exposé billaay wallaay kon xale yooyu ñoom ñooy dem ci yooyu di fooy maa ngi koy gis moo tax li état bi wax ni nañ jël xale yi génn leen xale yi ci mbedd mi mbedd du place u xale place am école la ne kon yooyu yëpp nag suñuy problème la suñu Sénégal suñu problème la suñuy problème la soo waxee ñu leen non dañuy xeex daa rek nangam te fekk du loolu dañoo nangu waxante dëgg ni ñu bëgg dundee foo mu changer par la force démb maa ngi doon dégg ñuy wax sax ni marché yi lii dinañ ci profité léegi marché yi di ko raxas mais marché yi di ko raxas mooy yoon amul benn réew moo xam day gis ab marché boo xam ne day ubbeeku nit ñi di jaay te duñ ko mës a tëj di ko raxas ñu ne ñun sax après corona bi léegi bu ñu fi jógee léegi marché yëpp dinañ fexe léegi ñu wut ay bis yoo xam dañ koy tëj di ko raxas loolu mooy yoon loolu moo jaadu loolu mooy dëgg mais loolu moo war a am waaye ñun nag ñun li waroon am moo amul ñun dañ doon dundee nu ñu neexe état bi di wax état bi itam ci benn côté lu bëri da daan bàyyi noonu di bàyyi noonu ñuy toog seen hôtel yi di def ay programme nangam te duñ ci appliqué dara fii laa koy waxee nag ci télévision état bi nag yéen itam responsable ngeen waaw dëgg la parce que itam da ngeen naan jël ay programme rek ñu jox leen ci xaalis bu bëri ngeen di toog ci hôtel di daje rek teg costume bu baax tabarkalla nit ñi ñëw déjeuner nangam te seen programme yooyu suñ ko vérifier ci terrain bi doo ca gis daa. c'est des programmes inexistants. loolu itam foog yéen état léegi nag lii jàngal na leen léegi ni que état yi itam il faut que programme yi leen di jox ngeen di ko topp benn par benn ci terrain bi di ko exécuter comme ni ngeen ko toppee ci corona bi pour xool leen lu nekk ba xam dellu na place am wala dellu place am ni ngeen tënkee nit ñi te nit ñi nangoo tënk aussi tënku leen parce que pour àdduna bi mën a dox loolu itam su ngeen fexe ba nit ñi itam teg leen ci benn discipline boo xam ni yéen yaa leen ciy jiitu parce que affaire bi du maanaam
man rek nañ koy man maa koy teg nit ñi def leen lii jaar leen fii te yow doo ca jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp la mu doon digle lépp moo ci jiitu kon yéen itam état li ngeen di digle jiitu leen ci dëgg la balaa ngay digle sangu da ngay sangu ba waaw tere leen yaa ngeen tere nit ñi corruption bu leen def corruption yaa ngeen tere nit ñi sàcc bu leen sàcc yéen itam yaa ngeen tere nit ñi jubadi na ngeen jëkk jub donc yooyu dafa nekk loo xam bu ngeen ko melee ñëpp mel ko réew mi dox dëgg la mais su fekkee ni itam ñi la jiite nañu war a meluñu ko sa askan duñ la mën a roy dëgg la soo jëlee décision ñu def nii li la sax dëgg la parce que dañ naan da ngay décider doo ko def dëgg la loolu itam lu jara moytu la dëgg la voilà maanaam loolu mooy discipline bi rek parce que booy xool feebar bi dëkk yi nga xamante ni ils sont hyper disciplinés feebar bi la fa dëkk yi nga xamante ni ils sont organisés ci mbedd mi booy dox sax doo sànni këyit wala doo ñandu ci mbedd mi wala doo mais dëkk yooyu feebar bi bariwul fa booy xool dëkk yi nga xamante ni fa la feebar bi ëppee seen discipline wala seen civisme dafa des donc encore une fois il faut ñu dellu siwaat aussi ci civisme bi njàngale le civisme dans les foyers ci biir kër yi ci mbedd yi ak fépp foo xamante ni doomu aadama yi ña nga fa donc loolu aussi il faut ñu dellu si waat dëgg la am na solo léegi déjà balaa ñuy ñëw si seen wàllu liggéey ak union bi est-ce que yaakaar ngeen ne ndax tey jii xëy na soo ko waxee xam nga sénégalais dañu yàkkamti juger nit nañ jàkk yi par exemple tey jii nañ ko ibbi man gis naa ñoo xamante ne ñu ngi naan nañ ibbi jàkk yi mais déjà instant T bi ñu nekkee lépp lu ñu santaane defuñu ko geste barrière def ñu ci dara te ñu ngi yuuxu ci réseaux sociaux yi ubbi jàkk yi nañ def lii nañ def naa nañ kii mais yow mi nga xamante ne yow déjà ubbeeguñu jàkk marché yi du chaque jour la ñuy ibbi teg nañ fa ay matuwaay yoo xamante ne ñu ngi jéem a xool nan la ñuy xeexee Covid 19 bi waa léegi yow ngal la yow mi dul def loolu tey jii bu ñu bàyyee nit ñi ibbi jàkk yi école yi ibbi marché yi ibbi waa li ñun fuñ jëm kon est-ce que yaakaar nañ ne fii Moussa Sénégal tey jii buñ defoon loolu yëpp boole ko ñu jéem ne xaaral léegi nag ñu jéem a dem liggéey yi wala parce que am na ñu commencé ne wax dañu war a bàyyi nit yi ñu liggéey ñu jéem a dund ak li nga xamante ne moom mooy feebar bi mais est-ce que ñun Sénégal pare nañ pour loolu aussi Moussa. xam nga situation bu ñëw ñun naka jekk dafa am ñu daan dundee noo xam ni lu ci bëri sax ñoo ngi koy def te jaaduwul am nañu ay code yu dul jeex environnement code hygiène code lu nekk code mi ngi ak ay sartam mais dañ ci jéemul dara xam nga kenn neewul na sax l'islam sax dafa am ay charte mais neewuñu à 100% mais nga jéem ci sax nga jéem ñu xam ni yow yaa ngi jéem suñu borom xam ni yaa ngi jéem waaye ñun suñu code yi dañoo jéemul dara lépp dañ ko bind teg waaye jéemuñu appliqué kenn jéemu ci nekk ku nekk rek ngay jàpp lu ma neex lay def réew moo xam ne nag su fekkee ni lu ma neex lay def en commençant ñi diriger ñoom itam lu ma neex lay def ku nekk lu ma neex lay def da ngay mujj xam nga la ngay mujj su dee kaso di nga dugal nit ñi kaso ba kaso yi fees billaay dootu fa am ko dugal di nga dugal nit ñi kaso yi ba mu fees bu dee rey di nga rey sa askan yëpp nga wëlbatu wéet amul njëriñ amul njëriñ li nga war a def mooy su fekkee da ngaa bëgg tàggat nit ñi ci jub da ngay jëkk wane jub jubalal ba pare tàggat sa askan léegi nag ci njub lu nekk jiitu ci joxeen exemple ñu roy la su fekkee ni corona bi léegi dafa indi léegi que bëgg nañu Sénégal tëggaat ko beneen tëgg boo xam ni wax dëgg ñun ñëpp en commençant par le président ñun ñëpp ñu nangu suñuy juumte ñu nangu ko ñu ne léegi mën nañ corriger nañu corriger mbas la yàlla indi d'accord nangu nañ ko léegi nañu changer léegi suñu doxalin ñun ñëpp en commençant par le chef ñëpp changer seen doxalin ñëpp doxeel noonu mais nit ñi itam kenn du leen di dóor ak di kii non kenn du leen yaree noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee fekk est-ce que nekkul di dóor ak di saag ak di kii dafa ànd ak ñoom ci yar leen yar googu def ci jiitu def ci jiitu te moo gën ñëpp nag moom la yàlla yónni mais ku ne def ci jiitu gi mooy nañu ànd doxalee nii mu jiitu ci ñeneen ñi topp ci état bi itam gannaaw itam moom moo yore dogal yi loolu muy dogal na ci jiitu ñëpp topp ci problème mu jàkka yi du problème lépp rek ci organisation la dëgg la
ñi dugg ci jàkka yi bëgg nañ dañoo tàmmoon dem jàkka dégg nga léegi dematuñu jàkka ndax am nañ tëj nañ ko tëjandi sax laay wax tëj dutuñu tëjandi la ngir affaire mbas mi jóge fi d'accord léegi ñu ngi xool nag lépp lu nekk naka lay dellu si waat mais ak ay mesures su la ne da nga jàngi di nga jàngiwaat mais dafay am ay principe nag waaw léegi dinañ jógaat ñëpp dañuy jógaat nag waaye day am ay principe yooyu mooy lan mooy principe de la vie ba boo ko xoolee daf ko tënk ci wàllu discipline daf ko tënk ci wàllu civisme mais école dafa jaadu même bu dul woon dara école dafa dañ fa waroon teg ay problème yu raxasukaay même bu dul dara mais loolu daa waroon am jàkk yi c'est normal dañ fa waroon a teg bu jëkkoon sax ay yu raxasukaay normalement même bu dul Covid bi moo normal c'est vrai xam nga foofu ci côté jàkka yi man jàkka yi dama ni war nañ koo mën a ubbi man sama gis-gis li tax ñu war koo mën a ubbi mooy règlement yi ñu teg ci Auchan yi teg ko ci marché yi mais nañ ko teg ci jàkka yi ñu respecter les gestes barrières parce que yàlla sunu borom. mais Auchan yi en fait pour ne pas faire bëgguma tooñ kenn mais supermarché yi. am na ci ñu respecté wul barrières yi de. xam nga parfois aussi. benn côté yenn commerçant yi man dama leen di comprendre. parce que mënuma comprendre nga ne marché yi nii. da nga leen di defal tour de rôle. ñii buñ ubbee tey. tëbal suba ñee liggéey. ba pare yenn grande surface yi ñu bàyyi leen. ñu ibbi di jaay. mais la am ca grande surface yi. rang bi dina toll fii ba Colobane. nit ñi dankali ko. est-ce que xam nga ne ñi doon def sama genre gi nga xamante ne wala ñeneen ñi nga xamante ñu baree bari nga xam ne si marché yi dañu doon dugg. léegi fee la ñuy dem ci grande surface yi. waaw ñi nekk ci marché yi. nga ne leen par exemple lundi boo jaayee mardi doo jaay. grande surface yi ñu jëm. rang bu toll ni innama. waa léegi loolu ban sens la am. waaw mooy ana sens am. non c'est parce que mesures yi yemalewuñ ci ñëpp. dafa am ku ma am ndey am ku ma amul ndey. ñii ñooy ubbi fii ñii ñooy ubbi. demal aéroport rek am na grande surface yu nekk foofu noonu wallahi Azim boo fa demee 6 heures. dugg marché la koy gën a actuellement. dugg marché moo la koy gën a laal. coow li yëpp dañu favoriser les grandes surfaces. mais nañu loolu les nationaux. loolu laa wax donc c'est devenu grave. voilà loolu laa wax amul sens. amul sens quoi. état bi nga xam ne moom mooy dogal. te moo tiim lépp. na yàlla tax muy def. surtout. na yàlla tax muy def. parce que amul kenn koo xam ni war ngaa mën a taxaw ni maam moom nit ñi kenn moomu leen. yàllaa leen moom. wallahi Azim président moom moo nit ñi. yàlla suñu borom moo roi moom moo nit ñi. wallahi Azim yàlla subhanahu wa taala. moo sàkku àddunaam moo fi indi doomu aadama yi moo leen moom kat. léegi nag daf la sant. àdduna dafa am nu mu war a doxee. nañ bokk jaar fii. ngir suñu àdduna bi neex. kon yow itam yow mi yore yooyu. dogal yooyu jubalal te yàlla tax. jubalal malheureusement jubalal bu fekkee ni nag da nga ni jël nga lii dogal bii yemale ko ak ñëpp marché yi su fekkee grande surface yi la luy ndeyu ubbi ay grande surface yoo xam ni ñoo ngi ubbi nit ñi dañ koy ranga ba mu fees del tëj marché yi mesure barrière yooyu dara amul ba pare tëj marché bi marché bi nga xam ne mooy marché bay bëgg a dee loolu du yoon nañu organiser wu. nañu organiser wu. parce que lii am kon su fekkee ni nit ñi gis nañ loo xam ni du yoon. après loolu la muy indi nag day delluwaat ci réew moo xam ne léegi nit ñi dañuy defaat lu leen neex. maa tey la ñuy mujj def. maa tey nag moom da mën a jël nit ñi ñëpp dugal leen kaso. mënoo jël itam nit ñëpp da nga leen di rey. yaay mujjee sonn rek. da ngay sonn. moo tax anarchie daal di taxaw. kon nag pour bañ anarchie am. lu nekk nañ ko réglementé. lu nekk nañ ko jubal. te xam ni affaire bi du ay affaire wu. du ay affaire wu. maa jiite damay dóore. affaire bi du loolu. du loolu de. koo dóor mu dóor la. koo mbëkk mu mbëkk la. ah oui bien sûr. koo dóor mu dóor la. boo ko fekkee da ngaa yor sa yar dóor ko it. mën na laa dóor ci baatin. kon nañ bàyyi yooyu. yooyu amul solo. nañu jiite nañu jiite. nekk ay exemplaire teg mbir mi ci yoon. nit ñi itam nekk ñoon ñu xam ñun ñëpp li ñu bëggandoo c'est quoi. vivre boo xam ne day neex dund boo xam ni ñëpp dañu tegu ci yoon mu rafet. mu ñu ànd defar àdduna. macha allah dund la ñu war a dund dem jubóog suñu borom. dëgg la jërëjëf macha allah Moussa li nga wax. am na solo trop donc surtout sax li ngay wax ne que bu kenn. teg ni par exemple da ngay jël sa bopp nañ ñu baal ci teg sa bopp yàlla
donc yàlla suñu borom bi daal benn la borom bët bu rëy bi te moom moo ñu sàkk moom moo ñu moom daldi rek xëy na peut-être comme li nga ko waxee tey ji muy ministère de la santé muy président muy keneen ku mu mën a doon respect rek mooy dox sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy nit ki mais du caage ne rek maanaam daf la war a rambu comme nu nga xamante ne moom lay ramboo suñu borom. Alors ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu seen liggéey la ñuy ñëw si union nationale parce que xam nañ ne Covid bi li mu yàq si Sénégal dafa àdduna laay wax mais comme Sénégal lañ nekk dafa bari te lii di ñëw itam buñ moytuwul mooy gën a metti mooy war a gën a tar jamono ji waa union nationale yéen fan ngeen toll da ngeen banque seeni loxo toog comme restez chez vous la ñu wax da ngeen rester chez vous ngeen toog liggéeytu leen ku wax foire xam ne dem ak dikk la ndax foire yaakaar naa ne buñ ne la foire fépp ci àdduna war nga faa dem jamono ji li naan bato dawul oto moom ma ngay daw waaye leneen ak leneen dañ koy tere de maa ngi dégg dama lay tooñ rek donc léegi yéen fan ngeen ci toll waaw d'abord soxna Aram ñu leen di jaajëfal encore une fois foofu dama fi sawar a wax parce que lu ñuy dund la tey ma ñëw ci turu union nationale des foires itinérantes du Sénégal mu doon kuréel goo xamante ni dafa ëmb plus de 1000 personnes 1000 personnes yoo xamante ni la ñu daan yëngatu mooy jënd ak jaay nan la ñuy yëngoo ci jënd ak jaay mooy dañuy organiser ay foires itinérantes itinérante mooy ay foire yoo xamante ni maanaam dañuy dem ci dëkk ak dëkk gox ak gox commune ak commune suñu fa demee ñëw ci mairie bi luyee leen espace luyee leen ko xaalis bu weex tàll ak nombre de jours 15 jours wala 20 jours suñ ñëwee organisateur bi samp ay bâcham wuti sécurité fay Senelec yëngal dëkk ba yëngal économie dëkk ba ñu dem ba ñooñu keroog bi nga xamante ni ci la arrêté bi gën a muy le 14 mars ba suñu jëmm yàlla y tey ñooñu ku ci nekk yaa ngi toog sa kër dematoo dikkatoo yóbbantetoo dépense dundalatoo sa njaboot amatoo loo fajoo amatoo loo fay courant kon bu ñuy wax ñi nga xamante ni ñoom la Covid bi laal dëgg ñooñu la parce que amuñu sax ñun issue de sortie amuñu ko xam nga marché yi ñu ngi naan leen bu altine ngeen jaay talaata ngeen jaay mais foire si ñiy organiser foire amuñu loolu ñuy dundee foire amuñu loolu ku ci nekk keroog le 4 depuis le 14 la ñu tëj suñu foire yépp imaginez le 14 bi ñuy def déclaration ni amatu rassemblement amoon na juróomi foire wala juróom benn foire yoo xamante ni yéen a ko doon waajal ñu ngi doon daw ñu ngi doon daw Pout dafa am Casamance dafa am Thiès am Somone Mbour am Kédougou côté Kédougou am mais du coup automatiquement foire yooyu yëpp dañ leen a arrêté préfet yi ak gouverneur yi dañu mettre en exécution arrêté bi dañu ñëw rek ni leen foire bi kat nee nañ amatu rassemblement nañ ko tas ñii di daw gauche ñii di daw droite di takk seen bagage di yóbbu fekk na nga investir la ngay doon nga jënd ko bagage pour ñëw jaay donc kon mbir mi doy na waar te metti na torop ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci foire te loolu defe naa état waroon na ci mën a bàyyi xel ni mu bàyyee xel yeneen njabootam yépp parce que ñun ci seeni njaboot lañu bokk ñun ñooy ñi nga xamante ni tey 2012 boo xool naa la nekk ba 2012 y avait un nombre extraordinaire de marchands ambulants ci biir Dakar anañu ñooñu tukkiwuñu demuñu fenn ñu ngi ci biir dëkk bi mais foire leen récupéré di ànd ak ñoom tey bu teyee ña nga Thiès bu ginnaaw subaa ñu nga di dem ba Casamance nga xamante ni kenn ñi mu faa dem ñun ñi fay def di fa imposer jàmm waa dëkk ba di jariñu ci li nga xamante ni moom la ñuy jël di ko fa yóbbu donc je pense que ni ñooñu war nañ leen état war na la saytu bàyyi leen xel donc foofu la ñu toll. D'accord Moussa. mais maa ngi dégg maanaam ci milliards yi président jógee ci force parce que am na force de résilience bi mu teg
pour jàppale entreprise yi. maa ngi dégg 69 milliards yu mu def ci dund bi 12 milliards yu mu jox diaspora bi 3 milliards yi nga xam ni pour fournisseurs yi la PME yi voilà 168 milliards bon yéen ci ban secteur ngeen nekk informel. waaw ñun ñoo ngi ci dañu nekk ci ñaari secteur dañu teg suñu tànk ñun bu ñuy dépendre. dañuy dépendre ci ñaari secteur dañu dépendre ci ministère du commerce. ministère du commerce dañu dépendre. dépendre ci ministère du secteur informel. parce que ñun par exemple booy xool da nga naan ñun ñooy fer de lance économie informelle. ok parce que da ngay xool foire lan lay jariñ d'abord. da ngay xool ku nekk Casamance nga xam ne ay produits daf ko daan ñun di ko jëndee Dakar di dellu. ngeen def yombalal ko ko. ñun ñu yombalal ko déplacé wu ak suñuy produits dem Casamance. teg ko fa foire. nga génn sa kër ñoom jënd. tey ñu dem Tambacounda. def fa la même chose. ci territoire national bi. ci biir territoire national. waaw da ngeen di ñëw ngeen indi seen foire. nit ñi dajaloo jënd produit bi. voilà très bien delloo jënd ak jaay. loolu mooy aspect bi doomu aadama yi di gis ci foire. mais beneen aspect bi nga xamante ni moom la foire ëmb. parce que foire du ñun ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngatu rek ñoo ciy bénéficier. par exemple suñ jógee Tamba. suñ jógee Dakar di dem Tamba ay bus la ñuy jël. exposant bu nekk wala foiriste bu nekk da nga fay 20 000 francs wala nga fay 30 000. ak su ngeen ñëwee ci gox ba ni ngeen di dundalee gox bi ak say bagage waaw pour yóbbu ko ca dëkk ba. waaw su ngeen ñëwee ci gox aussi. donc da ngeen di dundal gox bi ci wàllu njënd ak jaay. loolu day dugg ci koom loolu day dugg ci transport. voilà nga dem ba ca dëkk ba. nga fay maire gi duunal keesu maire ba. waaw samp say bâche téeméeri nit 100 personnes wala 200 personnes. ñëw nekk fa ku nekk di dundee ñaar téeméer wala ngay dundee ñeenti téeméer par jour c'est plus de 200 000 par jour bu ñu fa defee fukki fan ak juróom yaa plus de 3 millions yoo xamante ni ca dëkk ba lañ koy bàyyee. dëkk ba di yëngatu di am engouement am côté social boo xamante ni mu ngi koy soqali ci biir dëkk ba. mais ñooñu war nañ leen a bàyyi xel. waaw lii rek ñëw xëy lépp taxaw. waaw bon taxawaay boobu. soo ko xoolee. ci secteur économie bi adduna bi yëpp noonu la taxawee. bon léegi nag loolu moo tax président demandé 1000 milliards pour jàppale secteurs yi. secteur informel bi. yéen ban démarche ngeen ci def par rapport bi ngeen déggoo président ci milliards yi mu xam ni diggee na ko. yéen est-ce que tudd na directement seen secteur ak yéen jéego ngeen ci def fi mu toll nii. non xam nga mooy li ma doon wax sànq parce que état tuddul suñu secteur ñun secteur informel en général maanaam les marchands ambulants yi ñoom la tudd alors que ñun c'est plus que li ñuy def moo weesu na loolu. li ñuy def weesu na loolu parce que da ngay xool plus de 1000 personnes ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw plus de 60% de ay jeunes ñoo nekk ci biir. kan moo leen waroon wutal emploi ministère de l'emploi ñun ñu wutal suñu bopp emploi kan moo leen waroon a jàppale ministère du commerce ñun lu ñu am ñoo ko amal suñu bopp. d'accord mais en fait xam nga lan laa comprendre foire yooyu déjà waaw yéen ay dem foofu noonu ak seen ay équipe et tout mais sélection bi nan lay demee ñan ñoo war a dem boo leen di dem nan ngeen di demee parce que union bi yaakaar naa ne que bëri ngeen. tey par exemple boo leen naroon quitter fii nii. di dem par exemple Casamance ak yooyu noonu nan lay demee. waaw xam nga mooy li ma la wax. y a une organisation parfaite. ci ñun li ñuy def dañ ko teg ci yoon teg ko ci ay normes sécuritaires yu mucc ayib. parce que bu ñuy dem convoi la ñuy def. convoi la ñuy def da ngay gis bus gars yi waxaale bus fay ko 200 000 wala ñu fay ko 100 000 ñoom ñëpp. ñu àndandoo def convoi. dem ca dëkk ba nga xamante ni fa la ñu war a tëggee. d'accord def seen liggéey def suñuy activité. d'accord ma ne la boo ñëwee ci dëkk ba da ngay fay mairie bi
da ngay fay Sénélec. d'accord liggéey bu am solo la vraiment bu amee police. da ngay jël police bu amee gendarmerie da ngay jël gendarmerie. su fa amul ay éléments waa dëkk ba ñoom ngay jël comme élément de sécurité liggéey. d'accord naa ne affaire bi metti na ci yéen. mais est-ce que yéen itam jàppoo leen ne li nga xamante ne tey jii état moom la def. parce que foofu rassemblement rek la. parce que wax foire wax rassemblement. kon xëy na peut-être tey jii yéen da ngeen gisul seen bopp. ci maanaam tey bi feebar bi ñëwee. da ngeen gisul ñu jàppale leen. donc ci li nga xamante ne moom ngeen di dund. mais gëm ngeen ni tey jii ak feebar bi foire mënta am. waaw wala yéen da ngeen bëggoon ñu continuer di def foire ak côté organisation ñu respecter les gestes barrières et tout wala yéen loolu ngeen bëggoon. waaw même bu fekkee ni organiser wuñu ay foire. mais état la ñu jàppale xam ne ci ay njabootam la ñu bokk. waaw ci moment bi ci nag toll. voilà ci nag instant bi lan ngeen di xaar ci état. li ñuy xaar ci état. mooy aide sociale yi nga xamante ni moom lay joxe. waa foire dañ ko soxla. soxna si dama la wax sànq ne la imaginer 1000 personnes. 1000 familles ñoo nekk seen ginnaaw. 1000 personnes. te jotagu leen dara yéen. dara. amul kenn ci yéen. nous faisons plus de 1000 personnes. te kenn ku ci nekk njaboot nga boot da nga boot ay doom boot soxna di fay location am ñu ciy fay ay location. am ñoo xamante ni sa waay ñooy dundal si am ñoo xam dañoo tàggatémbe ci dëkk yi nga xamante ne lañ demoon di fa tëgg foire. xam nga te loolu laay mënuñu ñëw mënatuñoo ñëw amatuñu lañu yoroon respect. lekk nañ ko ba mu jeex soxna si 14 mars. ak 14 léegi avril ba 14 ñuy waaj a 14 ba ñuy dugg juin c'est vrai ku ni méttiwul rek dalaa dal. dëgg la. si. te kenn boolewuñu ci dara. et dafa je pense que nag foofu laay ubbee fenêtre. interpeller vraiment le ministre le président de la République d'abord. monsieur Macky Sall. Interpeller le ministre de l'action sociale. Interpeller le ministre du commerce et le ministre du secteur informel. Ministère de la jeunesse. De l'emploi. ñoom ñëpp. war nañu mën a ñëw tey. gëstu axlu foire. maanaam ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci foire. te état bi mu tegee ay tereem yàquñu ci dara. boobu ba léegi ñoo ngi respecté li nga xamante ni moom la fi état teg. mooy rassemblement amul. toog nañu suñuy kër. mais nag amuñu beneen issue. amuñu feneen fu ñu jaar parce que foire rek la ñu xam. d'accord amuñu lu dul foire. d'accord kon yéen fi mu nekk nii li ñu leen mën a def rek mooy état débourser xaalis bu bari teg ko seen loxo ngeen mën a dund. waaw ou mu débourser xaalis bu bari jàppale ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci foire mooy union bi ou mu débloquer ay vivres jàppale ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy kuréel bi ou mu débloquer un fonds def ko fonds de garantie auprès des microfinances pour que tey ñu mën a financer autofinancer ñu mën a financer les acteurs yi nga xamante ni ñoom ñu yëngatu ci suñu secteur. en fait dafa mel ni man même wax bi laay dégg bi ñu fi dalalee artisan bi toogoon fi boo xoolee Moussa même problème yi rek ñoom la ñu souligner li ngeen di demander yéen ñi union nationale des foires itinérantes ñoom artisans yi ñoom tam également loolu la ñu demander la même chose que ni que ñoom vivre yi jotuñu ko yoruñu xaalis dematuñu dikkatuñu càng nañ seeni dëkk kon tey jii nii Covid bi kon ñëpp la laal. waaw mais état bi il faut que état bi li ma ci gis nii moo di que aussi bari nañu daan dem rek. te état bi encadré wu leen. bien sûr moo jur état bi jàppale wu leen. na mu leen war a jàppale na ce risque mu reconnaître leen. parce que loolu itam dafa am solo. xam naa ni état Sénégal moom lii dana ci tirer expérience boo xam ni parce que mënoo nekk ci réew ba pare sa askan réer la. maanaam. yéen yaa ngeen ci réew mi di liggéey lu am doole ci réew mi. mais état bàyyiwu ci xel. jëlewuñu ko ni ñu ko war a jëlee. waaw mais foofu est-ce que man je me demande tey est-ce que état ñi leen war a rendre compte ñu ngi leen di rendre compte. te su ma nee état mairie bi préfecture yi. yéen est-ce que jot ngeen doon dem wax bu ñuy wax reconnaissance. ministère bi bu ñuy wax reconnaissance. ñun bu ñuy liggéey. dañuy liggéey ak waa mairie. dañuy liggéey ak le préfet. dañuy liggéey ak le gouverneur. ñooñu c'est des démembrements de l'État. te xam nañu ñun impact bi nga xamante ni moom la ñu am ci biir réew mi. kon kay yéen ñi leen war a waxal ñoo leen waxalul. sur le plan socio-économique. li ñuy développé ñoom xam nañ ko. tey normalement yéen fu ngeen mës a jaar. en commençant maire yi.
tey il suffit ngeen bind benn lettre adressé ko au maire de la ville nga ne ko ñun ñooy nangam ñu am lu ñu leen yëkkati jox leen foofu jàppale leen gox sàngam maire yi ba directement ñu am lu ñu génne foofu ci seen gafa gaf gannaaw da ngeen doon def foofu gannaaw da ngeen doon dugal foofu ci seen fond da ngeen fa doon def da ngeen ko doon dulal ñu génne am lu ñu leen jox jàppale leen ci est-ce que loolu itam liggéey boobu def ngeen ko non loolu defuñu ko mais tey defe naa kuréel bi nga xamante ni ñoo ma envoyé mooy Union nationale des foires itinérantes du Sénégal ñu ngi may déglu ay borom yi xalaat ñoo ci nekk et je pense que ni disposition yooyu jox nga ñu beneen issue parce que disposition yooyu defe naa dinañ ci bàyyi xel parce que président dafay sore ministère bi dafay sore ñoom lañ daan liggéeyal waaw te daan leen apporter lu bari ci seen biir commune ñoom nañu génn di développer seen réew di développer seen commune ñooñu war nañ leen a approcher beneen bi mooy war nañu approcher le ministre du commerce parce que moom bind nañ ko correspondance ba léegi à jour et ci plateau bi ma koy ñaan aussi que ni suñu correspondance mu ngi ci moom nañu gëstu nañu xool nañu woo ñu mën a toog waxtaan parce que soxla nañu jàkkaarloo ak moom le ministre du secteur informel la même chose ministre de la jeunesse ministre de l'emploi la même chose ministère de la solidarité nationale maanaam sa côté aspect social bi kooku aussi soxla nañu ndimbalam parce que wax dëgg yàlla ay góor la ay mag ay ndaw ay jigéen yu boot njaboot te boobu ba léegi ça fait presque 3 mois ñu ngi dugg ci 3e mois ñu ngi toog demuñu dëkkuñu mais maintenant lan ngeen di fat bon liñ naan ku ci nekk rek li ngay dundee suñu borom moo la koy jox mais bu baag léegi 14 mars ngeen toog démb yaa ngi may wax ne que li ngeen dencoon donc ngeen di dundee am na ñoo xam ne jotuñu denc de comme yéen sax jotoon ngeen denc bay dund donc li ngeen dencoon moom ngeen di ko génnee di ko dundee et que Moussa aussi wax nga lu am solo sànq parce que lii buñ ci jugee secteur informel bi man dama gis ne que dañ ko war a gën a jox gëdd dañ ko war a gën a jox gëdd parce que nu ñu amalee njariñ askan wi je pense que pour man nit ñi xamuñu ko parce que lépp loo xamante ne tey jii nii mooy génn ci donju xaalis ci secteur informel bi lay génne comme lu mu wax rek peut-être encadrement ku nekk ñu gën ko encadrer waat secteur bi bu mu gën a bon en fait secteur non formel bi ñu def ko bu mu formel je pense que loolu suñ ko defee et que peut-être par rapport ak yéen tamit da ngeen ci am benn part de responsabilité parce que peut-être que da ngeen di nekk seen ruq di def seen i foire et tout di neex di gagner seen tuuti xaalis rek ngeen di continuer aussi tamit di liggéeyee noonu alors que aussi da ngeen di war a tamit di dem di xool nan ngeen mën a def ba ñu gën leen reconnaître bañ leen gën a reconnaître gën leen jox li nga xamante ne également moom mooy seen gëdd loolu tamit je pense que c'est important parce que li nga wax loolu moom moo am booy xool le secteur informel sénégalais représente 70% du PIB loolu amul benn secteur bu koy représenter déedéet donc ñooñu war nañ leen a fulaal ñooñu war nañ leen a dooleel booy xool foires yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci foire bu ñu feebaree ñooy faj seen bopp lépp lu xew ci ñoom ñooy jël seen bopp à charge ñoom ñooy autofinancer seen bopp mais ñooñu bu leen état jàpp waroon na am benn subvention buy jógee ci ñoom même bu woon dara ci waroon na am subvention bu muy teg ci seen kuréel kon defe naa nëga ni romb nañu fi romboon ngeen fi vraiment fi lañu nekk dëgg la te booy xool foire ni mu organisé woo marché yi sax foire yi leen gën a organisé marché yi mooy bokkul ak luuma yi non du luuma ñun yoruñu luuma ñun ay foire seen différence la luuma yi lan la ñun foire exposition lañu am d'accord ay produits yu mucc ay ok maanaam nga war a ñëw jógee Casamance ñëw a jënd basin wala nga jënd si brodé. en fait c'est comme par exemple suñu genre FIDAK bi mais peut-être bu gën a ndaw quoi. bu gën a ndaw. d'accord ok donc ñun li nga xamante ni suñu repère ak suñu référence FIDAK la. d'accord booy xool boo ñëwee ci suñu foire yi da nga fa fekk ay produits halieutiques. ah c'est bien. dañuy promouvoir les produits locaux. di promouvoir li nga xamante ni. mooy le commerce interurbain. Dans les régions. C'est vrai. De région en région. Donc ñun li ñuy def waxuma la dara mais impact bi ñu am ci socio-économique bi régulateur social la. ñi fa nekk tey mënoon a jël gaal. di dem comme seeni mborom. dëgg la mais préféré toog fii. dañoo gëm seen bopp gore doon ay jàmbaari fàq tëdd yoo xamante ni foo leen fekk dañuy bàyyi seen kër 1 mois 2 mois. nekk ci àll bi bis bu ne suba ku nekk ku xëy yaa ngi gis ma ngay daw ci branchement la di yónnee dépense kër mais ñooñu bu ñu toogee liggéey ñi nga xam ne dañuy dund au jour le jour mais naka lay def bon kii moom mu ngi envoyé message mu ne li nga wax ni moom xelam dafa dem ci
immigré yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon Sénégal te càng fi nee na bu ñu fàtte ñooñu tamit parce que ñooñu tamit bu leen fàtte ne immigré la ñoo xamante ne dañ doon dundal ay njaboot fii ci Sénégal ñëw nañu Sénégal càng nañ fi liggéeyuñu fi demuñu dikkuñu amuñu fu ñu jaar te ñoo doon dimbali seen njaboot ak immigré yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew amuñu woon këyit musuñoo am këyit ci lan lañ doon jaay ci marché yi ak foire yi ngeen di def alors que loolu amatul ñooñu ñoo daan dundal sénégalais yi nekk fii ñooñu tam lan la ñuy def kon ñu war a xam ne li ñu naan l'heure est grave l'heure est plus que grave voilà. waaw mais l'heure est plus que grave gis nga soxna si gis nga suñu kuréel bi ku ne da cee nekk. walla la azim ñoo xamante ni dañuy dund au jour le jour bu ñu xëyul tey bu subaa duñ joxe dépense. ndeysaan. bu ñu xëyul tey am na ci ñu bari ñoo xamante ni bu ñu xëyul tey bu subaa duñ joxe waaw jamono ji kër yaa ngi tas di toj. mais xoolal ñooñu nga tëj leen ci kër pendant plus de 2 mois. ndeysaan wallaay xamaguñu kañ lay jeex. wallaay wallaay événement Korité ma jox la benn exemple bu ndaw waagu ñaay naka la daan mel HLM naka la daan mel ñan ñoo fa daan def ñiy organiser foire. si. moo xew Thiès moo xew Mbour moo xew Saint-Louis dañ daan tas ci biir dëkk yi événement bu mu saan a jot. heure bi marché yi ñu ngi doon. marché yi di toj di départ ñonge. billaay ñuy organiser lu mat 10 foire ci événement tey amul benn foire bu am événement te leer na ne événement bu am lu ñuy dundale seen njaboot nan la ñuy def pour Korité. mais yooyu aussi dafa jara bàyyi xel. état bi daf ci war a bàyyi xel. bien que vraiment le président de la république mu ngi def lu mu mën. mais nañu gëstu ak lu foire ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci foire yi yëngatu. bokkuñoo ak marché yi. bokkuñoo ak Auchan yi bokkuñoo ak yeneen ñoom bi nga xamante ni dañuy càpp. génnee arrêté bi. ci la ñoom ñëpp seen activité taxaw. kon dañuy ñaan. vraiment ñooñu ñu bàyyi leen xel. vraiment apporter leen un soutien consistant. xam naa ni. pandémie bi moom. pandémie laal na ñëpp. bon secteur yi yëpp la impacté secteur yëpp. dafa économie bi da ko daaneel. bon am na ñu gën a ràññee. mais am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir. di féey ci biir. te état bi bàyyiwu leen xel. te ñoo téye économie bi mooy secteur informel bi nga wax. dëgg la. attention léegi man en fait li ma xalaat il faut que président su fekkee ni xalaat soxna suñu conseil ko xalaat ma bon léegi na jéem a fexe maanaam tëj toog bi dafa yàgg na ni mu ko ubbee ci marché yi yàgg na trop ubbee ko ci kii grande surface yi ñun tam na leen may ñu xool nañ ciy ubbi ni naka ngeen ciy demee pour foire yooyu mën a tàmbali mais tàmbali boo xam ne aussi nànk lay ne. surtout parce que je mais crois Moussa que loolu pour mu am Moussa encore une fois doguma la. xaalis bi ngeen di soxla nii. Moussa xaalis bu mu leen di jox. loolu sax xëy na. ñëpp suñ koy demandé mën na bañ a jote. mën na bañ a àgg fépp. ubbi bi d'accord loolu noonu ñëpp xam nañ ne toogaay bi yàgg na. wax nga ko fi keroog il faut ñu commencer peut-être xool activité yi ni ñu koy ubbee nànk-nànk mais ñun ñi ñoo war a wan état. lu tax moom motiver ko pour mu def loolu askan wi. waaw parce que askan wi tey jii am na nu ñuy comporté wu mais état du li mu du nangu def loolu. mais xam nga lu tax ma wax loolu xale yi toog jàngiwuñu ñu ngi commencé xalaat seen ëllëg. si pour xool ñoom itam naka nañu commencé ubbi mais ubbi boobu ñu xool nañu koy organiser jàkk yi ñu tëjoon ñu commencé xool naka nañu koy ubbi pour xool itam nit ñi lépp lu ñu tëjoon foire yi ñu arrêté woon ñu commencé ko nànk itam parce que loolu mooy solution bi affaire bi finalement kon day daal di nekk affaire lu laaj na ma ku nekk jox ku jóg taxaw président soo lekkee mu jeex après te président itam loolu muy joxe ak ñam ko teg seen loxo ñu war ko joxe ba léegi yaa ngi dégg problème mu joxe yi àggul fépp parce que même affaire dund bi ceeb beeg affaire yooyu noonu ci fa ñu sukkandiku ñoom ba ni ci registre national la ak carte pauvreté ba léegi loolu y a des problèmes ñaa ngi toog di xaar dund boobu ak seen ñoo xam ne gis est-ce que nit ñi dañoo soxla pour toog di xaar dund bi non ni ñu ubbi affaire yi nànk nit ñi commencé liggéey nànk bàyyi nit ñi liggéey mais sur quelle base aussi si mais nànk nit ñi dañ koy organiser par exemple de bañuma ko mais dañ koy organiser dafa laaj organisation de dañu daan jox 20 jours waaw ne leen jox ay bis 15 jours ñu jox leen événement bi jot na événement bi mu ngi ñëw ñu bàyyi leen ngeen 2 mois ngi ni liggéey waaw 2 mois nañ ñu may 10 jours na
nañu may juróomi foire may ay fan ñeenti foire. waaw ñu suqali ko nañu ubbi benn Dakar ubbi benn Thiès. ubbi benn Mbour. ñu suqali ko. suqali ñu au moins ñu liggéey benn fukki fan. mën a am lu ñu déparé taxawaat xaar. comme ni ñuy def avec les marchés. comme ni ñuy def avec les marchés. may leen chance. pourquoi mesures yi nga xam ne dañ ko jël pour couche vulnérable yi. mesures yooyu mënuñu ko wàccee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy. te bu boobaa nag da ngeen ko respecté ndax dañ bëgg. voilà ñu jéem a organiser waat. voilà surtout xool naka la ñuy def pour que suñu foire yooyu ñuy organiser. toutes les normes sécuritaires. et de santé. ñu jël ko. teg ko ci bunt yi. c'est vrai jéem ko sécuriser. mais wax dëgg yàlla mais toog aussi. metti na tamit c'est vrai plus de 2 mois. metti na demoo dikoo amatoo loo dundal sa njaboot la nga yoroon lekk mais dafa metti. dafa metti si dafa metti dafa metti. soxna si c'est devenu difficile. dafa metti dafa metti moo tax vraiment dafa président metti. xaw ma discours bi ci lan lay wax. mais li suba nit ñi inchallah soxla li ñu xaar. li nit ñi soxla xaar. dëgg-dëgg ci moom. moo di lii metti na. léegi naka nañu nit ñi tàmbalee nag seen activité. ndànk-ndànk. loolu la nit ñi surtout di xaar ci moom déconfinement bi nit ñi tàmbalee seen activité. ak ci naka nag d'accord loo ñu mën a teg. ci condition pour mesure barrières yi war nañ ko mën a respecter. waaye ñëpp lépp leen nemmet rek taxaw lépp taxaw ni ba benn weer ñaari weer après day mujj. te d'autant plus que léegi docteur Xemes mi ngi koy wax mu ne xamuñu kañ lay jeex. après nag da ngay xamuñu kañ lay jeex. xamuñu kañ dañuy ñaan rek mais xamuñu kañ lay jeex. kon nag loolu moo fi sës. ñoom li ñu perdre li mu wax nii ci ñi nekk ci ginnaaw 1000 du caaxaan. 1000 familles askan wi dundal sa njaboot. ko àdduna la sëñ bi xoolal en temps normal dañuy organiser 7 wala 8 lu àdduna la ci lan bi ci dëkk yi. ci mois bi ci année bi ci benn weer ci benn weer organiser ndoo 7 fois. maanaam dañuy organiser Dakar benn Casamance ñu organiser fa benn. Saint-Louis benn Mbour benn Thiès benn foire bu nekk dana jël plus de 300 personnes wala mu jël plus de 200 personnes. te ñoom ñëpp ñoo bokk benn objectif ñoom ñëpp ñu ngi ci kuréel union nationale des foires itinérantes du Sénégal. waaw mais ñooñu ñëpp bu ñu toogee fu nu jëm. àdduna la àdduna bu tukki la. kon nag na leen may foire bi ñu doxal. te respecter mesure parce que moo leen gënal xaalis bu leen di yónnee. parce que xaalis nga xaalis yi ñu joxe nii. mooy tas njaboot gi. non tey ñun bu ñu ubbiloon foire war a àgg. bu ñu ubbiloon foire ñun soxlawuñu. waaw du àgg fa mu war a àgg. non du àgg fa mu war a àgg. ñi mu koy jox ku ne jox leen diw ñoom ñooy. koo jox mu dindi finalement que mu. ko war a amul la nga bëgg. da ngay am la fa sës. dëgg la te tey nga xool plus de 2 mois ay njaboot toog. gisuñu ceeb. gisuñu dawlin gisuñu aide sociale. surtout weeru koor gi surtout weeru koor gi nga xamante ni. da ngay les dépenses sont énormes mais wax dëgg yàlla. ñu ngi tàllal loxo ministre du commerce. di tàllal loxo ministre du secteur informel di tàllal loxo le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall. ak képp koo xamante ni mën nga ko jottali suñu wax ji. nga jottali ko. xamal ni ko union nationale. sonn nañ te bëgg nañ ku leen jàppale. sonn nañu te bëgg nañu ku leen jàppale. ndeysaan muy benn. ñaar bëgg nañu aussi toog ak ñoom. ñu wax leen li nga xamante ni ñu wax leen li nga xam moom la ñuy dund. ak lan la ñuy apporter ci dëkk bi. parce que ñoom seen bopp seen warugar la ñu ñëw saytu. xam ñun lan la ñuy dund ak lan la ñuy apporter ci biir dëkk. dëgg la parce que amul ku ñu xamul ci Sénégal. dëgg la ñëpp a ñu xam parce que secteur dëkk yëpp la ñu laal. amul fenn fu ñu ba Casamance yi nga xamante ni. nit ñi dañ ko doon taw dañ fay tëgg foire. dañuy tëgg foire Sey. dañuy tëgg foire Kolda. ak dëkk yi nekk ci biir Sénégal. d'accord xanaa kon jamono ji yéen entre yéen a nekk seen biir di balante c'est-à-dire que yaa ngi wax ne am na ñoo xam ne dañu demoon foire ñu can foofu. mënatuñu ñëw nan lay demee yéenay di balante seen biir wala. ndimbalante bi du sori ndimbalante bi du sori parce que ku ci nekk la nga yor. sa bopp doy na la misaal sa bopp doy na la misaal. dëgg de sa bopp doy na la misaal. donc ndimbal bi nga xamante ni moom la ñu soxla defe naa ci état parce que moom moo jëlif ñëpp. moom moo war a dimbali ñëpp. moom moo war a accompagner ñëpp. moom moo war a jàppale ñëpp. mais bi nga xamante ni nag moo ci gën a ñor. mooy ñu xool ban formule. la ñu mën a alléger ñi nga xamante ni ñoom ñooy organiser ay foire. bu yàggee ñoom du ñu xaar sax ku leen déconfiné de ñoom ñooy génn seen bopp ñoo yëngatu ci foire pour que ñu mën di organiser même bu dee ay foire. dëgg la yoo xam ne en fait yéen li ngeen demandé sax bariwul maanaam ngeen wàññi ko rek li ñu demandé bariwul. peut-être ñu wàññi ko. donc même bu dee benn yoon ñaari yoon. même état yi même dëkk yi gën a mag sax. ñu
ñu ngi teg seen plan de déconfinement. ñu ngi commencé seen plan de déconfinement pour relancer l'économie. Voilà, parce que kenn mënul continuer lii rek. nii kenn ko xalaat. non dund gi moom vraiment. relancer économie bi. d'accord nangu nañ ko ñëpp ñu relancer ko mais ci ay conditions na nit ñi respecté yi ñu wax mesures yi ñu wax. d'accord mais mu ñu toog rek ne nem. d'accord loolu moom wax dëgg yàlla defe naa bu yàggee dana xaw a métti. donc métti na ba pare kay sëñ bi ma rek métti na ba pare te ndimbal mais ndimbal gi bu la dimbalee 2 mois du la dimbali 3 mois ni 4 mois ceeb yeeg diwlin yooyu noonu munoo nekk ak moom 2 mois te doo ma ne chaque jour dangaa mën dëkk ci tey jii nii lekk sombi bi ak kii noonu donc dafa compliqué parce que luñ la may dafa am foo xamante ne foofu la yem xanaa di ñaanaat yàlla rek bon en fait mu jóge fi ba ñu mën ci jóge mais pour mu jóge fi nag ñun ñoo ko mën a xeex donc ñun ñoo ko mën a xeex su fi jógewul xamuñu kañ la fi jóge nañ def ko fexe nit ñi commencé tàmbali seen activité te respecté Moussa man d'accord mais c'est Moussa man côté boobu mooy sama problème man d'accord naa na nit mais nit yi problème bi foofu la geste barrière yi dëgg la nañu génn nañu kii mais est-ce que dinañ respecter geste barrière loolu mooy problème bi aussi tamit parce que da nga naan waaw dès que ma fi ne leen nit ñi nañ commencé nànk naa mais man sama souci loolu la Moussa loolu mooy sama souci. parce que ñun mais souci boobu itam c'est international ah. da ngay déconfiné fii nit ñi ñu commencé def lu leen neex. yëf yi jàllaa ñoo ñu amati problème Allemagne la xaw ma déconfinement xaw ma Allemagne gis gars yi yëpp génn nag dajaloo nag ñu daan ni tàmbali dañoo namoon bedd mi. xoolal loolu France parce que fi mu nekk nii xoolal tey jii nii man dama bëgg sax gis nga loolu noonu parce que njaboot bu nekk ku nekk njaboot dafa metti lu dëgg nga war a dundal say doom bu dee góor nga war a yor sa soxna sa jabar et tout lekk gi naan gi ak yooyu bëgg naa ñu jàppale leen mais ci kaw aussi yéen it ngeen jàppale seen bopp bu boobaa buñ leen ibbalee seen i foire ngeen respecté seen i geste mais néew buñ ko ubbee li Moussa wax la fi mu nekk nii am na ñoo xamante ne dañoo namm mbumbaay ak xumbaay nañu génn rek de commencé Union nationale des phares itinéraires du Sénégal dañu doon ay doomu aadama yoo xamante ni yu responsable ay doomu aadama yoo xamante ni yu gëm seen bopp ay doomu aadama yoo xam ne dañoo gëm seen réew du ñu dem fenn bu ñuy tekki fii la ñuy tekkee suñ demee ba mënatuñoo liggéey mënatuñoo seexitaan sa l'heure est grave dëgg la donc nañ leen gëstu dëgg la ñu jàppale leen xool naka la ñuy def pour alléger souffrance seen souffrance su fekkee aide la bu ñu leen di jox nañ ci gaaw parce que fi mu metti na tar na su fekkee ni dañ leen a war a ubbil ay possibilité yoo xamante ni war nañ ci mën a doxe ubbi ay foire ne serait-ce que ñu wàññi jours yi pour l'instant ñu ubbil ñu ay fenêtre yoo xamante ni mën nañ ci jaar mais toog nii rek ci ay man sax deuxième solution bi deuxième bi laa gis waaw toog nii rek aide yi bon toog nii rek ci ay borom kër aide yi loo ci wax Moussa ay jaboot te kat ay góor ak ay jigéen la waaw je sais des femmes yoo xamante ne dañuy bàyyi seen kër di dem ñoom ñoo yor seen kër am ay jeunes yoo xamante ne ay xale ay 20 ans 25 ans 30 ans nekk ci seen diggu doole di dundal seen njaboot. nañu bàyyi nit ñi ñu liggéey ji Saalum dépense dematu fa. Bawol dépense dematu fa. Ndakaaru bi waxi noonu. mais kon état du Sénégal na gëstu. Union nationale des phares. d'accord comme Macky suba incha allahu rabbi donc askan wi ñu ngi koy xaarandi ba xam lan lay wax. ndax dafay bàyyi nit yi. ndànk ñuy liggéey wala nan lay dem président de la république. boole ñu ci discours suba bi wax dëgg yàlla nga. waaw nga daaw est-ce que xam nga ni président sax li arrangé wu ko. maanaam lépp ñuy tëj état bi lépp taxaw arrangé wu ko. parce que yooyu ay milliards lay perte. moom sax est-ce que du ne waa man xaaral ma commencé ñu génn relancer waat économie bi nànk-nànk. te nit ñi di respecter gestes barrières yi. est-ce que loolu gënul. man jàpp naa ni. ku respecté wul rek ñu. xamoon la nekk ci discours ba mais jàpp naa ni xëy na foofu nañuy jëm. yàlla baax na. commencé waat relancer waat économie bi nànk-nànk. mais nit ñi itam teg leen ci ay conditions. ñu respecté lii ak lii ak lii parce que toog bi su yàggee état bi sax ci boppam. lay suuxal. te état bi ñëpp la. am na solo Moussa donc di la jaajëfal bu baax a baax di lancer waat tamit appel di wax ne c'est vrai que nit yi ñu ngi toog di xaar ndimbalu état bi c'est important mais aussi bonne volonté aussi ñi nga xamante ne dañu nekk ci koñ yi yàlla bàyyiwu leen nañuy gëstu tamit également ñi nga xamante ne ñoo nekk ci koñ yi parce que am na ñoo xamante ne jamono ji surtout ci weeru koor bi am na ñoo xamante ne peut-être ndoguñu lekkuñu naanuñu et tout peut-être
ku leen mën a dimbali ci ñi nga xamante ne yàlla bàyyu leen parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi koy def nañ ko def parce que jaamu yàlla la rawatina ci weeru koor bi am na ñoo xamante ne ñu ngi jikkati seen gafa ci seen xaalis di fecc seen xaalis di ko may seen i dëkkandoo yàlla suñu borom moo leen di fay pour jàppale leen donc loolu tam dafa am solo bul nekk sa biir kër di lekk say ginaar di naan sa yu neex rek nga fàtte ki nga xamante ne peut-être moom mooy sa dëkkandoo mooy chaîne de solidarité boobu dafa am solo parce que da nga koy gis da ngay nekk ci di lekk di nga damay wax ne saa yooyu toog ngay lekk di naan ba géex ngeen baal ma da nga war a xalaat ñi nga xamante ne lekkuñu naanuñu te amuñu parce que jamono jooju nga woor ba ndogu jot nga gis loo ndogoo am na koo xamante ne noonu lay tëddee te du lekk te du naan donc ñoom tamit nañ leen bàyyi xel daal c'est important voilà solidarité boobu maanaam nañu état bi dimbali mais ndimbal na sa fekk loxoy borom dëgg la ndimbal gi jógee ci état bi loolu la yàlla dogal du àgg fépp dëgg la mënu egg fépp moo tax ma ne d'ailleurs sax boo xoolee sax même affaire u dund bi ñuy wax nii dana bëri loolu ñoo xam dinañ ne moo ne ñun ñii de yeyoo nañ ko waaye agsiwul ci ñun dëgg la ñëpp mënuñu am Moussa kon ñun li ñuy di mën a dimbali rek mooy suñu biir solidarité boobu suñu biir koo gis ci famille la bokk WhatsApp yaa ngi fekk yooyu yëpp léegi fa ñu ngi ay groupe donc nañu war a fexe ba mën a créer dimbalante ay xeet solidarité c'est ça c'est important ñi feex nañu dugal foofu dëgg la jaamu yàlla la sax ma ne ko jaamu yàlla la sax dëgg la en tout cas Moustapha Mbaye ñu ngi lay sant bu baax a baax donc si turu union bi yëpp di leen jaajëfal aussi di wax ne rek di leen massaw aussi te di wax ne aussi yéen a ngi liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la parce que le fait que ngay jóge dëkk ak dëkk di voyager ku ne xam ne ne coono la ak yooyu mais lépp rek ngir bëgg toppatoo seen njaboot bëgg teral seen i soxna ak seen i doom ak seen njaboot comme nag ñu ngi ñaax rek ñi nga xamante ne mooy nguur gi ñu gestu leen bàyyi leen xel bu baax a baax te li tam buñ ci jógee ñu gën leen a bàyyi xel di la jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm te di leen encourager tam encore une fois di wax ne yàlla suñu borom moom bëri na sutura ndax tey mën ngaa xëy tey nekk ci problème boo xamante ne da ngay jaaxle lool nag waaye xëy na balaa ngaa jóge fi nga toog sax wala balaa journée bi yàlla suñu borom indil la loo xamante ne da nga naan lii lan la donc kon yàlla na ko suñu borom def ñu ngi lay sant di la gërëm de la façon ñun aussi ñoo leen di jaajëfal vraiment di jaajëfal jàmbaari Serigne Touba ji nga xamante ni moo nekk ci kër gi muy El Hadj Mbacké Faye vraiment di remercier yéen ñi nga xamante ni yéen a toogal ci plateau bi ak auditeurs ak auditrices su Touba TV di gërëm Union nationale des foires itinérantes du Sénégal di leen wax ni jàpp leen dina baax dëgg la tey li nga xamante ni moom la ñuy dund gaa metti na mais ci kaw mettiwaay boobu nañu ànd ak gëm ak dal te sàmm suñu ngor sàmm suñu diine respecter les gestes barrières yi nga xamante ni mooy tax ñu mucc ci feebar bi ba ëllëg ak si biir ñu mën a reprendre suñuy activité di tàllal loxo état du Sénégal tàmbalee ko ci président de la République du Sénégal wàccee ko ci ministre de la santé wàccee ko ci ministre de la solidarité nationale wàccee ko ci ministre du commerce ministre du secteur informel ministre de l'emploi macha allah ñoom ñëpp ñu leen di tàllal loxo di leen wax ni seeni njaboot ñu ngi nii muy Union nationale des foires itinérantes du Sénégal sonn nañu metti na ñoo ngi leen di tàllal fàtte woon naa Moussa sonn nañu metti na di waxaat encore une fois jamono jamonoy baalaate lañ toll ñi nga xamante ne ñooy soxna yi ñu gën a jàppale seen borom kër yi parce que c'est le moment nga xam ne sa borom kër da doon liggéeyatul wala la mu manatu ko nga jàppale ko te yàlla rek tax te xam ne jamono ji situation bu metti la bu tar boo xamante ne ñu ngi jëm ci ay période fête muy ay korité ak yooyu avant Covid-19 bi am na ñu ko mënoon doon def lu nekk xëy na xotti seeni doom ba jox leen lu ñu leen waru woon a jox sax macha allah mais jamono ji ak Covid bi na mère de famille yi gën a comprendre ñi nga xamante ne ñooy parents yi xale yi également nañu gën a comprendre xam ne tamit parents yi ñu ngi daw bay bëgg a dee mais jamono ji moom moo metti donc détails yu bëri yi nga xamante ne xëy na te jigéen ñi ñu ngi ko doon jël ñu jàpp ne ay détails la dafa nekk période boo xamante ne du période peut-être daal nit yi luñ tal mooy lekk ak naan daal vraiment nit yi loolu lañ tal kon jigéen ñi nañu gën a comprendre seen borom kër yi góor ñi tam également parce que am na jigéen ñoo xamante ne peut-être comme ni nga ko waxee ñu ngi ci foire yi peut-être ñoo yor seen i kër ak yooyu nañ leen gën a comprendre Moussa dëgg la def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw nelaw dëgg la ba xandoor ku deful lu nga mën
xuloo li nga mën boo tëddee doo nelaw. Moussa am na ñu ñuy fitnaal de. parce que finalement li ngay daw di wuti lan la. argent. alal. ku nekk ak na la yàlla sédd. wallaay yàllaa tudd milliardaire bi nekk na milliardaire yàllaa bëri sutura yàllaa tudd millionnaire bi nekk na millionnaire bi. yàlla tudd su fekkee sa jëbi amuloo milliard doo ne am milliard. kon nag na kenn ku nekk rek la mu la sédd loolooy milliard. milliard bi mooy xam nga mooy lan. loolu mu la jox ci sa biir kër muy sa wërsëg. nga doylu ci te muy dëgg Moussa. boo ci doyloo mu nekk milliard. bilaay. waaye fekkee doylu doo ñee kenn sax. di ñee borom milliard bi. léegi di nga def loo warut a def mu yóbbu la kaso. dëgg la wala leneen ak leneen fekk la dëgg la wasalaam. wasalaam merci beaucoup Moussa Niang maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ziar di la sant donc di kontaan bu baax waaye di jaajëfalaat bu baax ki nga xamante ne mooy Moustapha Mbaye di ko gërëm bu baax a baax. xam nga nag émission weeru koor boo wooree boo woorul ak dafa xaw a weeru koor moo xaw a kii daal maanaam sama mbokk mengeen yeeg ñangeen ni ñoom Moussa Niang xam naa nu dooma sumbi moom di leen sant yéen mbokku téléspectateurs yi bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen ñu toppoon ci li nga xamante ne moo aju ci point corona ñu doon waxtaanee wàllu mbas mi ñuy ñaan yàlla suñu borom naam nag nee nañ xamaguñu kan la fiy jóge mais lu ñuy ñaan rek mooy yàlla na fi gaaw a jóge ndax nag askan wi sonn nañu metti na lool metti na ci ñëpp kon di leen jaajëfal donc jox leen dig daje ti waxaat encore une fois nañu gën a respecté mesures yi nga xamante ne waa kër docteur jox nañ ñu ko donc raxas loxo yi ak ndox ak saabu gel yi maanaam daal nañu gën a fonk li nga xamante ne moom mooy hygiène bi parce que bokk na ci li nga xamante ne moo ñu mën a jàppale ci Covid 19 kon merci beaucoup ñu jox leen rendez-vous ba ëllëg incha allah jàmm ak jàmm merci beaucoup merci sëñ bi c'est gentil.